asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jikkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak liggéeyu l'armée bi fële ca Casamance nga xam ni ñetti base wéyu fipp yi daaneel nañu ko ba nangu ko ki nga xam ni nag moo fi nekkoon colonel à la retraite di Sankhoune Faty di gën a ñaax ñii di l'armée bi waaye tamit di leen tàccu di leen jox seen wàccuwaay di wax ni daal loolu yi nga xam ni tàmbali nañu ko nañu ca teg seen tànk te gën koo dëggal naka noonu yi tamit ngir ñu xeex ñi nga xam ne ay defkatu ñaawteef la ñu nekk ci frontière bi lakkal 8 askan bi di leen song di nangu seen alal ak di leen fitnaal la. commissariat central bu Guédiawaye daal di teg loxo ab bande bu nga xam ni defkatu ñaawteef yu bari lañu juróom benn nit benn jigéen ma nga ca ci guddik juróom-ñetti fan jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru février la ñu leen teg loxo ñooñu nag dañu doon nekk ca Guédiawaye ak ci quartier yi di fa def ay ñaawteef di sàcc ak faagaagal askan wi naka noonu tamit di def ay viol ak lu ni mel ñooñu ñëpp nga xam ne jàpp nañ leen nag di leen jébbal procureur naka noonu yi tamit commissaire central bu Guédiawaye daal dinay def bilan wupp lu jëm ci wàllu couvre-feu bi ak ñi nga xam ne dañu koo jalgati loolu yi nag indil na lu ëpp juróom-ñetti millions ci ay koppar commissariat bi ci wàllu amende. juróom-ñeent fukk ak benn agent yu doon liggéeyee fële ca SAIPEM ñu dàq leen kenn joxu leen seen àq ak seen yelleef collectif bi nag ñi ngi doon artu ak fàttali rek ñoom jafe-jafe yi ñu nekkee 2015 ba léegi ñuy daw ci seen àq ak seen yelleef kenn joxu leen ko naka noonu yi tamit ñu bëgg askan bi seede leen naka noonu ñu bëgg yi tamit ñi nga xam ne ñoo di yoon def seen liggéey ba ñoom ñu jot seen àq ak seen yelleef dinañ ci dellusi ci yaatal. l'armée Sénégal daal di def liggéey bu am solo fële ca Casamance rawatina nag ci wayu fipp yi zone ya ñu nekkoon ñett ñu teg ca loxo naka noonu yi tamit ñu dàq leen ba ñu daw loolu yi nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy rafetlu kenn ci ñoom di colonel gendarmerie à la retraite di Sankhoune Faye moom nag nee na ñu ngi jaajëfal armée bi di leen gën di jox seen wàccuwaay waaye nag di leen gën a ñaax ngir ñu continuer liggéey boobu ngir rek ñii nga xam ne ay defkatu ñaawteef lañu ca nekk ca frontière ba lakkal 8 askan wi di leen song di nangu seen alal di dogale ak addu kalpe ñooñu jóge fi colonel Sankhoune Faty ci téléphone El Hadji Malick Cissé. ñun démb fa lañ taxaw tey moo tax maa ngi leen di sargal te vraiment population bi ñu dimbali ñooñu ñoo ko soxla ñun Casamance la nekk dañoo soxla jàmm parce que ñii mun nañu wax ay samba booy lañu parce que population bi dafa soxla. seen tool dafa soxla seen toolu ceeb seen toolu yoo xam ne léegi dañ ko jël di def di si def ay sinabar di si béy yamba loolu vraiment kenn waru ko bàyyi mu wéy malheureusement kenn du ko wax lu bare parce que li xew ci jamono ji tey li lépp di waxtaane affaire politique avec leneen alors que lii loo xam ne moom mooy Sénégal moom mooy jëmee réew bi ci kanam parce que lii mooy indi jàmm te jàmm moom la lépp fa la lépp xaj nit ñi duñ ko solol parce que nit ñaa ngi yëngutu Bignona fàtte nañu ne am na seen i mag yoo xam ne ñu ngi nii di aar seen gàncax ñu ngi aar seen population seen mbokk yoo xam ne dañoo dem gàddaay ñu war a dellu si ñooñu lañ war a jàppale ñooñu lañ war a ñaanal vraiment man xale yi man dam ci am mbégte dafa am fierté. l'armée gi toj base yi nga xam ni fa la rebelle yi nekk di way fipp yi dàq ñi nga xam ni ñoo di def katu ñaawteef yi naka noonu fii ci Guédiawaye police bi def liggéey bu am solo teg loxo ab bande bu nga xam ni daal foofee la ñu nekkoon ci biir Guédiawaye di fa lëmbe di sàcc ak dogale askan wi indil leen fitna di nangu seen alal di siif jigéen ñekk lu ne mel juróom benn nag ci ñoom teg nañ leen ci loxo kenn ci ñoom jigéen la dinañ leen jébbal procureur naka noonu yi tamit ci teewaayu taskatu xibaar yi commissaire bu Guédiawaye xamle na ni lu mat lu ëpp juróom-ñetti millions ci suñuy koppar dugg na ci gafak ak police jóge ci ñi nga xam ne dañ doon jalgati couvre-feu bi Mamadou Lamine Fati.
ñoom saytu bu ñu def ak taxawin bu ñu def tax na ba police centrale bu Guédiawaye teg loxo juróom benn nit yi nga xam ne ñoo doon def ñaawteef juróomi góor ak kenn ku jigéen. bërki Dembo Ndiaye commissaire bu Malika dafa jàpp juróomi nit yoo xam ne ay agresseur lañu. démb ci guddi dans la nuit du 8 au 9 ñu jàpp beneen bande boo xam ne juróom benn lañu. benn jigéen nekk ci jigéen gi sax coroy kenn la ci ñoom muy le chef de la bande. 800 000 francs yi ñu fekk ci ñoom ndaw si la ko dénkoon sax moo tax ndaw si dañ koy defeere pour recel. ñu leen fekk également ak oto boo xam ne bu ñu sàccee ci lañ koy def fekk leen également ak ay tête de biche maanaam yooyu ñuy dajjee di ko soteel pompe fekk leen également ak ay paaka yu bari ñeenti paaka defe naa wala juróom ak ay téléphone portable juróomi téléphone portable yoo xam ne également ci ay nit lañ ko sàccee am juróom benn nit ñoo xam ne gis nañ leen ñoo xam ne ay victimes lañu liñ doon sàcc ci 500 000 la tàmbale lay tourné ak 1,8 million. taxawaay bu ñu def ci waxtu bi nga xam ne couvre-feu bi mu ngi am tax na ba takk der yi teg loxo ñu bari suñu sukkandikoo ci commissaire central bu Guédiawaye. bi ma fi ñëwee ba léegi dañu occupé zone yi nga xam ne dafa am importance bi Covid bi ñëwee également ñu gën a am renfort bu am doole boo xam ne gis ngeen dañuy char de combat bi nga xam ne blindé la ay yeneen te lii ay prise yu mujj la rek mais yu bari jàpp nañ ko fi donc dispositif Covid boobu également daf ñu permettre tey ñu jàpp ay nit ñu bari ci wàllu xeex mbas mi ndax jàpp nañu 2 junni nit ak ñeent fukk ak ñett ci ñoo xam ne duñu sol masque jàpp également junni ak ñeent fukk ak ñett ci ñoo xam ne respecté wuñu couvre-feu bi ak ñi nga xam ne juróom fukk ak juróom ñett yoo xam ne arrêté yi préfet yi bind bu Guédiawaye ak bu Pikine ci pour nit ñi tëj marché yi à 17h dañu dem au-delà de 17h ñooñu également dañu di jàpp kuñ ci jàpp dañ lay fayloo contravention yooyu mi ngi ci juróom-ñetti millions 8,121,000 francs CFA. juróom benn nit yi nga xam ne teg nañ leen loxo dinañ leen topp ci wàllum mbooloo ngir def lu bon jënd ak sàcc alalu jàmbur ak leneen li nga xam ne loolu yëpp dinañ ko teg seeni ndodd buñ leen di jàkkaarloo ak procureur. ñu àddu jëmale ci njàng meek njàngale mi jëwriñ ji ñu dénk wàllu lu jëm ci jumtuwaayu xarala yi moom nag ci foofu rek la war a jaar bay yónnee élèves yi ay message yu jëm ci seen wàllu jàng ak gën a yokk seen xam-xam ak seen farlu ci njàng mi loolu nag ñu ngi ko amel ci bis bi ñuy daggeel àdduna wërngal këpp ci li ñu tuddee sécurité ci wàllu internet ministère bi nga xam ne nag moom la ñu dénk njàngale meek njàngale mi ci jamono jooju jot na lu mat juróomi téeméeri cahier travaux pratiques yu nga xam ne dañ ko personnalisé jagleel ko élèves yi Babacar Seck. bëccëg bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp kaaraange gi ci internet bi tax na ministère bi ñu dénk wàllu économie numérique may juróomi junni ci ay kaye yi tax ndongo yi di tàggatu ci mbirum l'internet ministère bu éducation nationale. parce que tey gis nañu internet bi ñi ci ëpp ñu koy utiliser xale yi la mais il faut que mu ànd ak benn sensibilisation ak benn mën naa ni jàngal pour ñu xam ne lu ñu def ci internet bi. mën naa ni siiw na ba faw wala kenn dootu ko mën a effacer te loolu defe naa ni dafa am solo pour xale yi ñu sensibiliser leen ci déjà beneen bi mooy utilisation bi warul nekk loo xam dafa ëpp ndax li ñuy wax rek excès lu bëri wala lu ëpp dafay mën a indi lu mu tudd ay yàq. jumtukaay yooyu di yeete dinañ ko tas ci réew mi yëpp loolu nar a tax ndongo yi gën a yeewu ci l'internet. ak éducation nationale ñun ñoo am plus de 4 millions d'élèves ñu jéem a aar suñu xale yi. dimbali leen accompagner leen loo xam ne le positif ci internet ñu jël ko pour que ñu mën ko utiliser pour seen enseignement apprentissage parce que ñu ngi ci 21e siècle kenn mënatul dem sans internet waaye nag gis ngeen ne internet problème yi mu créé ci àdduna bi loolu moo tax ñu jël journée bu am solo au niveau mondial ñu jagleel ko internet donc pour que ñu mën a utiliser internet en toute sécurité. ci kaddu waa ministère de l'économie numérique. plan national bi sàmm kaaraange gi ci internet bi ñu tudde ko SNC 2022 càmbar nañu ko te ñëpp ñi ci war a liggéey nangu neen ko. ci wàllu njàng mu kawe mi ñi nga xam ne dañoo am bac ci atum 2019 2020 ñi ngi doon dem di xool rek seen mbirum orientation am na ci ñu nga xam ni ba léegi xamaguñu fan la ñu war a jànge loolu yi nag indi nañ ci ay leeral ndaxte ñi nga xam ne daal gisaguñu orientation mooy ñi demul ci site Campusen bi ngir bindu foofu ñeneen ñi tamit dëggaluñu seenu bindu ña nga xam ni tamit orienté wu leen am na ci ñu nga xam ni dañoo fayul seeni frais d'inscription directeur bi ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi ak orientation indi na ci ay leeral ci micro Babacar Seck ñu déglu Babacar Mbaw. Sunu ministre de l'enseignement supérieur dafa ni képp koo xam ne nii yaakaar nga ni ñëw am nga bac 2019 te orienté wun la
te nga mën a firnde wane say firnde que ni nekkoon nga ci Campusen te orienté wul la na nga ñëw waaye loolu bi mu amee lii la ñu gis dañu am juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo xam ne nii ñoo amoon baggu 2019 ñoo ñëw ñi nga xam mosu ñoo ñëw Campusen ñi ngi toll ci fukk ak juróom-ñeent ñoo xam mosu ñu ñëw Campusen ñenn ñi nga xam ne nii dugg nañ ci processus su Campusen waaye mosuñoo àggale li nga xam moom lañ leen doon laaj ñooñu ñi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne nii nag danoo ñëw dugg Campusen ba def lépp nga xam ni fay rek a desoon waaye jotuñoo fay ci délai yi nga xam ñoom lañ doon wax forclusion ñi ngi toll ci ñaar fukk ak benn ñi nga xam ne nii nag joxewuñu numéro de table bu baax walla nga xam ni numéro yanu joxe baaxul ñooñu ñi ngi toll ci juróom-benn ñi nga xam ne nii nag def nañ processus bi ba nu orienté leen ba nu fay ñi ngi toll ci ñaar. ñu àddu jëmale ci juróom-ñeent fukk ak benn agent yu doon liggéeyee ci SAIPEM ñoom nag ñu dàq leen te amuñu benn droit bu nga xam ne jox nañu leen ko 2015 ba léegi ñi ngi daw di topp ci ginnaaw ñi leen dàq ngir ñu jox leen seen àq ak seen yelleef waaye boobaak léegi dara sotti wu ci ñuy artu di wax rek di jël seede askan bi waaye tamit di wax ñi yor wàllu yoon ñu daal di gaaw ci ñoom ndaxte seen àq ak seen yelleef rek la ñu bëgg ñu dabu ko Mamadou Lamine Fati. ñoom juróom-ñeenti fukk nit lañu ak benn yi doon liggéeyee ci société SAIPEM tey jile ñoom ñu ngi laaj ñu fay leen seeni ndàmpaay gannaaw bu ñu leen dàqee ci kër googule. ñu doon lëkkaloo ak njabootu sénégalais ci fanweer at ak ñett ñu xëy dàq leen war leen fayuñu leen dara wax leen ni liggéey bi ñu seqoon ak yéen gis nañu rafet na seen taxawaay def na mais li ci des ñu ngi leen di ñaanal ngeen uti li ngeen def. xeex bu nga xam ne ñu ngi ko tàmbalee ci atum 2015 tey jile ñi nga xam ne ñoom la ñu dàqee ci SAIPEM ñu ngi woo nguur gi mu wax ci mbir mi lee. nit ñi nag dëmm rey la jaale la ñëw ba sa biir kër di fa fecc te ñi mu def sa njaboot nekkul say njaboot nekkuñu ci jàmm yow mi leen jox liggéey nga bëgg am jàmm loolu nag ñu gis ni kumba am ndey la kumba amul ndey moo tax fi mu toll nii ñu bëgg jóg ñun suñu jëm bopp biiral wax ji sénégalais yépp dégg ko. gannaaw fanweeri at ak ñett yi nga xam ne liggéey nañ ko juróom-ñeenti fukk ak benn liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci société SAIPEM boobule dàq nañ leen te kenn joxu leen seeni ndàmpaay li nu mel kii di Libaas Diallo te yore seeni kàddu mënul wax lu ko waral. alors liggéeyal une multinationale pendant autant d'années 35 ans 33 ans 34 ans 10 ans 15 ans pour certains ñu xëy suba jox la une lettre de licenciement ne la dàq nañ la sans indemnité loolu mooy suñu yuuxu pour ñu xam ne am na fi ay doomu sénégalais yoo xam ne am na multinationale bu tudd SAIPEM bu leen di noot. ñoom seen xaajub waxtu ñu ngi ko jagleel ci seeni liggéey bu ñu doon def benn simili rek seen àdduna yépp wëlbatiku ñu dàq leen te kenn joxu leen ndàmpaay yi dem sax ba ñoom mënuñoo wax lan moo waral dàq yoogule tey jilee juróom-ñeenti fukk ak benn yi nga xam ne ñoo doon liggéeyee SAIPEM ñoom ñu ngi yaakaar fu mbaxane doone benn ngir ñu mun leen jox seeni àq ak seeni yelleef. kuréel gii di AWEP nga xam ne dooleel jigéen ñi moom moo ko tax a jóg rawatina AWEP Sénégal ñoom nag ña nga amoonum ndaje tey ji ca cité kër góor gi li nga xam ne nag mooy fexe ba jigéen ñi mënal seen bopp di liggéeyal seen bopp di demal seen bopp loolu bokk na ci li nga xam ni moom la ñuy xeex te fas yéene ci jàppale autorité yi loolu yi nag AWEP Sénégal nee na daal dina ci def kem kartanam ba jigéen ñi mën di demal seen bopp ñi Sadio. African Women Entrepreneurship Programme mi ngi nekk ci fukk ak ñeent région wu Sénégal ñoom ñi ngi xamle ni jàppale jigéen ñi moo leen tax a jóg bu ñu sukkandikoo ci ki ko jiite. Les objectifs sont les suivants.
mbébét yu ñu am ci bile liggéey bokk na si nag gën a ñoŋal waaye itam gën a may doole ci wàllu koom rawatina ñi nga xamante ne ñoo di soxna yi nga xamante ne ay entrepreneur lañu ñoom soxna yooyu nag gën leen a may doole taxawaay gu am solo ngir ñu am ko ci réseau bi nga xamante ne moo di réseau national waaye itam réseau international. Les moyens de faire partie du réseau national et mondial. jigéen ñi dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bari suñu soxlaa jaay seeni produit la ko wax bu ñëwee ñu àndandoo mën a jaay mu àndandoo mën a denc koom-koom bi day gën a yokk donc li ñu leen di ñaan moo tax mooy fu mu nekk ni demal sa bopp dafa xew il faut ñun ñëpp ñu ànd di yëkkateendoo di dóorandoo te jigéen lu mu dugal loxoom rek imaam duma wedd mu ngi nii yàlla teg ci loxoom. Invest in Africa bokkoon ci ndaje boobule di wax ci investissement yi nga xam ne ñoom bénéficier nañ ko. Sur cette lancée et dépendamment du contexte actuel. ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu ne mbas mi ak tolluwaayam ci àdduna wërngal këpp fondation Mastercard ñoom nag daan nañoo indi seen doole ngir rek taxaw bi nag ñu mën ko xayma ci $1 million loole lépp nag ñu fas yéene ko jagleel entreprise yu ndaw ñi nekk ci dendo Afrique taxawu leen gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel ci jamonoy mbas mi di mbasum coronavirus. Aux PME africaines pour relever les défis commerciaux créés par la pandémie de COVID-19. jàppale jigéen ñi ngir ñu mën a lëkkaloo ak seeni naataangoo yi nekk ci Afrique ak États-Unis bokk na ci li nga xam ne AWEB bëgg na ko taxawal ndax jigéen ñi mën a am seen moomeel. ñu àddu jëmale ci mbirum Ousmane Sonko ak njeexital bi mu am cim xel loolu yi nag moo nekkoon waxtaan bu ñu sampoon tey ci suba ci matinalu iRadio docteur Ousmane Ba ni mbir moomu nag privé la diggante ñaari nit yu nga xam ni bokkuñu tolloowuñu dayoo tolloowuñu am bokkuñu yi tamit niveau social ñoom ñaar la mbir mi opposé moom sociologue enseignant bi nga xamante ni ma nga nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar nee na mi ngi am yaakaar ni yoon dina doxal liggéeyam ba dëgg gi jib ñu déglu docteur Ousmane Ba ci micro maam Abdou Guèye Kassé ak Moussa Fall. dimension sociologie mooy xam nga lu nga xam ne ci biir néeg la je veux dire lu nga xam ne xew na ci biir kër mu jékki-jékki ñëw ci place publique bi parce que am na koo xam ne dafa yaakaar ni dañoo akam ak yelleefam dañ ko tooñ yóbbu ko niveau de la gendarmerie porter plainte donc mais lu jox dayoo mbir mi ba mu am pression mu am instabilité actuellement parce que am na yàqu-yàqu yu bëre à travers le Sénégal fu nekk am na ay fippu c'est parce que effectivement ku ñu tuumal loolu homme politique la ba pare am appareil bu ñu wooyee parti politique ak benn citoyen boo xam ne extra donc lu ñu ci mën a kii mooy que Sénégal dafa am ay normes sociales Sénégal dafa am ay valeurs Sénégal dafa am ay lois donc nañu na ñëpp dal bay yoon def lu mu war a def mais mu respecter ak yelleef ñaari boor yëpp. dal googu moom la psychologue bi di Lahadib Ndiaye moom tamit di woote nee na daal li ko wér te wóor moo di ni mu yeex mbaa mu gaaw dëgg dina jib Lahadib Ndiaye ñu déglu ko ci micro maam Abdou Guèye Kassé ak Moussa Fall. xam nga ku mel ne Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xam ne ku ñu xam ci dëkk bi mu nekk personnalité publique et loolu moo tax nit ñi xol yi jóg xel yi jóg ci loolu waaye lépp lu mën a am mooy nañu xam ni ñaari nit la muy Ousmane Sonko ak ku jigéen ki it moom tamit ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom la yoon may ñu saytu mbir mi ñu wax ñu ndax li am na wala amul et ñun ñi nii ñu déglu ñooñu bàyyi leen loolu li waral nag mais nit ku nekk soo àndalee nit ñu accuser ko ci dara wala moo accuser ci dara da ngay far ak moom et looloo tax nit ñi di comporter yooyu nii waaye yaakaar naa li ëpp solo mooy dal ñëpp dal ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo war def seen liggéey ñu liggéey wax ñu fan la dëgg fe ñu àddu jëmale ci loterie nationale sénégalaise di LONASE nga xam ni bàkkam mooy jël alal ji jox ko ñi di souscripteurs yi loolu yi nag mel na ni am na ñaari jigéen ñu nga xam ne daal gis nañ ca seen bopp bu baax ci loterie nationale ñoom nag tey jii lañ leen doon jox seen ay chèque mu mel ni que daal am na yeneen xalaat yu nga xam ni ñoom waa LONASE ñi ngi koy taxawal ngir askan bi gën di gis seen bopp ci li nga xam ni moom moo di loterie nationale sénégalaise Abou Teddy Sow Augustin Mandang. LONASE dafa tina mëninam ginnaaw bi ñaari soxna gagné kii 10 millions ak juróom yu teg ka ca des 1 million ak benn yu teg
ñaari soxna yooyu ànd ak mbégte lool di sant LONASE ak a ñaax parieurs yi ngir ñu gën a farlu. kontaan naa trop parce que mosuma xalaat ne un jour viendra que dina mos a laal toll nii daal. man nag souvent sama tonton mooy faral di jouer di ma yónni waaw xam naa ne dina ci investir waaw may ci gaañi yaa ma gën a xam daal. waa di wax parieurs yi nañ dem jouer. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu seen partenaires yi ñoom ñëpp yéen wax jaaraama. c'est la première fois mais man tout le temps maa ngi jouer. am naa mbégte neex na trop. ñu tenté seen chance rek. nga xam te ne xëcc bu dagul dikk. LONASE moom maa ngi leen di jaajëfal. li ma ci xalaat bari na daal. ki fi wutu directeur général bi di wane seenug mbégte si li jigéen ñi gañe bi la yoon. ñu ngi am mbégte di joxe loo yi ci seen loto jackpot ay suñuy parieurs ci turu directeur général kontaan nañ ci lool parce que dañuy am faral ci biir plateau bi di joxe ay loo mais ay góor lañ ko daan joxe bii nag ay soxna dañ fi fekk mu nekk mbégte lool ci ñun mu ñuy encourager aussi parce que day wone ne rek soxna yi ñu ngi intéressé wu de plus en plus ci li ñuy def lu LONASE di def 2021 bi dañ ciy gën a xuus di créer waat yeneen jeu nga xam ne lépp loo xamante ne tey boo demee suñuy point de vente ak suñuy kiosque di nga ko mën a jouer dinañ ko dugal ci biir digital bi nga xam ne foo munti nekk rek ak sa appareil téléphone mën ngaa jouer gagner discrètement ba pare ñu fay la sa xaalis discrètement nga mun koo retirer bu dee Orange Money nga jouer nga retirer ko bu dee taf-taf bu dee beneen porte-monnaie boo xam ne bu munti doon boo gañee sa xaalis dugaat discrètement nga xam ne mën nga ko retirer en toute discrétion. ngir gën a yaatal keppaaru ay parieuram LONASE di def kem kàttanam ngir ñu mën di jëfandikoo xarala yu yees yi. ci wàllu tàggat yaram final Coupe d'Afrique des Nations Cameroun ak Sénégal 2002 la woon ca Bamako boobu ak tey toll ci fukki at ak juróom-ñeent fàttaliku bi ba léegi mi ngi des ci xel yi final bu metti woon diggante xale yi Bruno Metsu ak waa Cameroun Sénégal ñàkkoon match boobu amoon yaakaar lool ni nag ak xar kanam gi gaynde yi wane dinañu indi pot bi ci Sénégal waaye yaakaar joojee mujjoon na yàqeeku Pape Ibrahima Ndiaye ci pàttali. mu nekkoon benn finalu gaynde équipe bu ci nekk fas yéene koo gagné ngir toog ci bopp football bu Afrique 10 février 2002 goney Bruno Metsu yi daal di dugg ci li nga xam ne mooy pelouse stade 26 mars bu Bamako am rek benn mbébét mooy fexe ba duma ñi nga xam ne ñooy Lions indomptables yu Cameroun jël Coupe d'Afrique bu njëkk ngir Sénégal. Pour les tenants du titre, l'équipe du Cameroun, emmenée notamment par le duo d'attaque Samuel Eto'o et également... équipe bu ci nekk nag am li nga xam ne mooy leader technique am El Hadji Diouf bu Sénégal Samuel Eto'o bu Cameroun. final bi metti loolu ñi nga xam ne ñoo nekk ci pelouse bi def seen kéemtalaay kàttan ba jox ku ci nekk ndam li nga xam ne mooy équipe am occasion yi nag bari woon loolu. Contrarier le favori logique de cette finale, l'équipe camerounaise. Et le Sénégal se met rapidement à l'attaque. ci biir pelouse bi ci banc bi wala sax ñuy seetaan tension bi bari loolu ñaari sélection yi ku nekk dugalu sa morom di dem nag ci wàllum penalty yi Dakar ak Yaoundé ñaari capitales yi mel ni noo yootuñu latéral gauche bi Pierre Womé di doomu Cameroun daal di njëkk a dóor raté loolu nag doon occasion ci ñi nga xam ne ñooy Sénégal ñu daal di jël avance ci Cameroun ci tir au but yi. Derrière, marque avec beaucoup de réussite. Et le Sénégal prend de l'avance dans cette séance des tirs au but. waaye nag avance boobu yàggul ndax Fadiga dugal na penalty yoom waaye nag ñeneen ñi nga xam ne ay kadoor lañ ci équipe bi daal di raté Amdi Faye daal di def force gardien Cameroun daal di koy génnee mu mel ni sax firnde la que Sénégal day ñàkk li nga xam ne mooy final bi ki nga xam ne mooy star équipe bi di El Hadji Diouf daal di raté penalty yoom capitaine bi di Aliou Cissé daal di def ne ko noppi
Cameroun gagné penalty yi am ñeenteelu trophée jëm ci wàllum Coupe d'Afrique. Sénégal di jooy yoo xam ne ba léegi génération yu bees yi ñu ngi koy jéem a fomp waaye nag fukki at ak juróom-ñeent boobu ba léegi réew mi ngi xaar trophée bu njëkk jëm ci wàllum Coupe d'Afrique. Séance des tirs au but, une défaite par 4 tirs au but à 2. 3 tirs au but à 2, pardon. fukki at ak juróom-ñeent boobaak léegi waaye ba léegi Amdy Moustapha Faye fàttewu ci dara moom gëm na ni équipe boobu ñu amoon mënoon na indi pot bi ci Sénégal waaye leneen li nga xam ni moom la ci fàttaliku rek moo di ni ñoom waajaluñu woon sax lu jëm ci wàllu teg pelanti di dóor loolu yëpp nag tax na ba moom mi ngi am yaakaar ni génération bi ak wala yi di ñëw kenn dina ci mës a fomp seen ay rangoñ Amdy Moustapha Faye ci téléphone Pape Ibrahima Ndiaye. final bu ñu perte kenn mënu ko fàtte kenn mënul fàtte benn final bu ñu perte maa ngi rappelé wu maa ngi fàttaliku keroog ba ñu ne suba lu ñuy joué ci jour bi ñuy entraîné dernier entraînement nga xam ne kenn xalaatuloon dem ne yaa ngi dem di tirer penalty parce que kenn xalaatuloon di nga àgg foofu dem di tirer ay penalty dañ doon wax ne 90 minutes la ñuy def dem suñu yoon parce que à l'époque nit ñi maanaam confiance dafa amoon ci suñu bopp yi. ba pare dur dans la tête xalaatuñu woon mukk ne final bi ñan ko perte moo tax naagu woon nan lool mais malheureusement lan la yàlla dogal te xalaatuma woon benn yoon rek suñu génération bi du àgg ba ci gagner une coupe d'Afrique pour Sénégal mais sama souvenir yi gën a kii nag laay wax yi nga xam ne moom a gën a frappé mooy bi ñu duggee di def échauffement Maliens yi commencé yuuxu man xalaatu moon sax Sénégal la doon yuuxu mais bi ñu demee bi ci biir bi ñu demee au moment bi nga xam ne hymne national jot na man foofu ma gën a frappé bi hymne national jotee dama jàpp ne parce que Cameroun ñëwoon na seen supporter mais il y avait peu de monde mais bu ma gisee comme Maliens yi di huer l'hymne national du Sénégal dama ne y a un problème. ñii du ñu war a def man ñu doon xalaat naan Sénégal footballul final bi mais Afrique de l'Ouest bi muy joué ndax Sénégal da koy joué ak Mali la koy jël da koy joué Guinée Gambie yooyu la ko nga xam ne daanaka mooy suñu voisins yi tey ñooñu mënuñ footballul final bi Afrique de l'Ouest la coupe bi war a yem ndekete yoon non je sais pas nag lan moo arrivé lan moo xew après ñu ne xaw ma élage moo waxoon xaw ma lan Antoine Bell reprendre ça Maliens yi xaw a fipp ne dañoo mere Sénégalais yi mais même. gay mu ne bu fekkoon ne Mali yi ñoo war a football Sénégal fii final Coupe d'Afrique sénégalais yi dinañ def lu mel noonu mais malheureusement xam ne lu lépp ay souvenir la lu weesu suñu gannaaw la mais lii di ñëw suñu kanam la ñuy wax avec la nouvelle génération là incha allah ñaan leen yàlla dimbali leen ba ñu pour une première fois ñu mën fi indi Coupe d'Afrique. ñu àddu jëmale ci tolluwaayu wopp coronavirus ji ci bésub tey bi ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benni cas yu bees lañu ci ràññee am ci juróom-ñaar fukk ak ñaari cas contact am ci ñeent fukk ak ñeenti cas communautaire ñi nga xam ne dañu am jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll fukki nit ak juróom-ñaar wala fukki nit ak ñaar ñàkk nañu ci seen bakkan limu ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ci jamono ji tamit bésub tey bi lu mat ñeent fukk wala boog ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróomi nit wér nañu ba ñibbi seen ay kër juróom benn fukk ak benn ñi ngi ci Sowétas ñi nga xam ni ñoo di waa kër docteur di gën a ñaax askan wi ñu gën a fagaru gën a farlu ngir mucc ci jàngoroy coronavirus ji fii la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi jëwriñ Ndiaga Samb ak i tamit doomu xinin ñoom ñoo nekkoon ci geneen wàll gi di rek Modou Diouf ñu daal di jël nag ki nga xam ne moo di Moustapha Gabar Diop jàppale ñu dajaleel ñu lépp ba mu mën a yéwén dañuy jël lenga yi jébal ko Hassana Fall ci geneen studio bi ci La Total jàngeen def